mbokk téléspectateur yu ITV ñun leen di dalal jàmm seen émission kennu askan wi comme ni ngeen ko xamee léegi nekkatul juróom-ñett waxtu su dégalee fanweeri simili les 17h la ba 18h altine ba ajjuma su juróomi waxtu tegalee fanweeri simili suñu mbokk téléspectateurs yi mën nañu woote si 33 824 88 06 ngir mën a participer si débat bi tey jii ñu am mbégte di dalal professeur Babacar Mbengue nekk service d'immunologie faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru professeur maa lay dalal jàmm si plateau kenn askan wi fii si ITV. jërëjëf Malick maa ngi sant seen rajo bi ak seen ITV ñëpp maa ngi leen sant bu baax a baax si invitation bi. alors professeur immunologie suñ ko waxee mooy lan. est-ce que mën nga expliquer suñu téléspectateurs yi lan la exactement. waaw mu nekk loo xamee ne lu yomb expliquer la waaye dafa xaw a nekk branche bu xaw a spécialisé te rare immunologie maanaam lépp loo xamee ne nit ki mu ngi koy def pour jàng pour gën a xam nan la yaramu doomu aadama di xeexee ak doomu jàngoro maanaam lan moo nekk ci suñu biir yaram di ñu protéger contre. microbe bu mu mënti doon ak benn produit bu mu mënti doon boo xamee ne si biti la jógee dugg si suñu biir yaram maanaam gendarme noonu laa ko mën a expliquer wala arme yi nga xamee ne suñu système suñu yaram am na ko pour protéger yaram bi si boppam loolu mooy immunologie étude bu koy def moom la ñuy wax immunologie. voilà alors professeur dañ si ñëw si yaatal ci kanam tuuti. lu sabab waxtaan bi mooy. feebar bi ñuy wax coronavirus te tey jii Sénégal tombeek àllarba ñaar fukki fan ak juróom si weeru mars am fukki cas ak ñett ñi nga xamante ni positif la dañuy ànd nag ak Aloyse Waly Diouf moom mooy directeur de cabinet bu ministre de la santé nekk naka noonu nekk tamit porte-parole bi mu ñëw si point du jour. mercredi 25 mars 2020 bi nga xam ne ministère de la santé moom la jagleel askan wi. ci 142 tests yi nga xam ne def nañ ko fukk ak ñett ñoo ñëw positif ci fukk ak ñett yooyu juróomi cas ay cas importé lañ mooy cas yi nga xam ne nit ñi dañ nekkoon bitim réew ñëw Sénégal ak juróom-ñetti cas yoo xam ne suñu service yi ñu ngi leen doon suivre mooy cas contact yi ñu ngi leen doon suivre donc di leen prélever systématiquement. benn malade bi nga xam ne dañ ko hospitalisé woon fii ci Fann service maladie infectieuse et tropicale contrôlé nañ ko ñaari yoon mu négatif donc déclaré nañu ne kooku wër na dina génn ci waxtu yi ci topp suñu malade yi nga xam ne ñu ngi leen di toppatoo ci Dakar Touba ak Ziguinchor seen wër-gu-yaram mu ngi jëm kanam ci bésu tey dalee ko 2 mars bi nga xam ne ci la ñu am suñu cas bu njëkk 99 cas déclaré nañ leen positif fii ci Sénégal ci 99 cas yooyu 9 yi wër nañu ba ñibbi seen kër 90 ñoo des léegi ci salle d'hospitalisation yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di ñaax askan wi ñu topp tegtal yi nga xam ne ñoom leen di jox pour aar seen bopp. alors professeur Babacar Mbengue ñoo ko déggandoo mu nekkoon Aloyse Waly Diouf nekk directeur de cabinet bu ministre de la santé et de l'action sociale tey jii aussi Sénégal amaat fukki cas ak ñett yi nga xamante ne dañ positif. jëm si jàngoro bi di coronavirus. waaw Malick loolu évolution. normal la boo xamee ne malheureusement cas yi wax dëgg yàlla ñun wàllu ñi nga xamee ne ñooy liggéey ci wér-gu-yaram bett ñu noonu. ah bon non bettewul noonu. parce que ku gis ni muy évoluer ci àdduna bi. nga war a xam ne Sénégal bi nga xamee ne pôle la mënu lu mucc te cas yi ni muy yokkoo malheureusement ñun Sénégalais yi ñun suñu wàllu bopp ñun ñoo ko mën a arrêté. ñoo ko mën a arrêté si fànn yu bëri xam naa danañ si dellu siwaat donc cas yi ni muy yokkoo bu tey ñu am juróom-ñeent bu subaa ñu amaat juróom-ñeent gannaaw suba ñu am 7. ainsi de suite 7 la woon tey. waaw
cas la yoo xamee ne wax dëgg yàlla xam nga moo tax dañuy remercier ñi nga xamee ne ñoo si yëngatu di jéem a xam nga circonscrire li nga xamee ne mooy épidémie wala pandémie sax léegi coronavirus. Voilà pour le moment loolu laa mën. Alors yow nga yëngu ci wàllum immunologie. Immunologie suñ ko waxee aussi suñ xel aussi mën na dem si personnes vulnérables yi. mais justement Malick loolu defe naa sawar naa si wax dëgg yàlla si wax si ku xam feebar bi ni muy dawee mooy léegi plus ñu dem plus gëstukat yi di gën a jàpp ne feebar bi ñaari phase la ba sa jëkk mooy phase virologique mooy microbe bi su duggee nit ki d'accord comme ni ma la expliqué sànq rek lépp lu dugg suñu biir yaram suñu yaram dafay jéem a réagir pour rey ko boobu mooy première phase ba nga xamee ne mooy phase immunologique mooy deuxième phase bi mooy lutter contre microbe bi jéem koo éliminer affaire bi bëri la su fekkee ne suñu système immunitaire maanaam li ñuy protéger dafa daan virus bi bu boobaa yàlla alhamdulilah loolu mooy dal presque 80% des personnes qui sont infectées waaye su fekkee ne nag tey virus bi dafa daaneel suñu yaram d'accord loolu mooy presque 15% yi et si biir 15% yooyu di des am na si biir ñi des mooy 20% yi 15% yi daañu joxe bonne forme clinique 5% yi daañu joxe benn forme grave et si biir 5% yooyu malheureusement 1% yi dañuy. alors forme grave yi lan la exactement. alors forme grave yi mooy du ma dugg si clinique bi parce que du domaine boo xamee ne sama bosu bopp la mooy en général lu ñuy wax atteinte respiratoire atteinte maanaam ni ñu ko mën a waxee si wolof mooy poumon yi. loolu lay jàpp am problème respiratoire yi muy indi ainsi de suite ce qui fait que facteur de susceptibilité yi ngay wax fi nga jëm sànq mooy personne vulnérable ñooñu ñëpp malheureusement seen système immunitaire parfois dafay am problème. personne vulnérable mooy ñan ak ñan est-ce que mën nga ko leeral suñu mbokk téléspectateurs yi ñu xam. bokk na si personne vulnérable yi ki nga xamee ne yàlla dafa dogal mu am immunodéficience maanaam système immunitaire am amul doole kooku. dafay def facilement forme grave ki nga xamee ne tëm comme am na diabète sucre bu bari bi wax dëgg yàlla dafa am effet ci système immunitaire ak ki nga xamee ne tey nit ñi xam nañ ko dafa am problème maladie chronique bokk na ci maanaam asthme yooyu dafay fragiliser système immunitaire bi dafay exploiter vraiment système immunitaire ce qui fait que système immunitaire du mën a xeex normalement comme contre virus bi. alors ak coronavirus bi personne vulnérable yan matukaay nañu war a gën a mën a jël ngir feebar bi bañ leen attaqué. alors ki nga xamee ne mooy diabétique bi diabète suukar bi moom laa la wax léegi dafay agir ci système immunitaire dafay réduire efficacité au système immunitaire da koy wàññi ki nga xamee ne dafa diabétique war na mën a suivre régime am war na mën a jël ay garabam te xam boppam nit ku nekk da ngay jéem a xam sa bopp ki nga xamee ne tey yàlla dafa dogal mu am insuffisance rénale kooku tam personne vulnérable la. kooku dafay suivre séance su dialyse am suivre traitement am normal di seeti néphrologue am mu koy suivre ki nga xamee ne tey yàlla dafa dogal mu am tension parce que hypertension artérielle aussi kooku facteur de susceptibilité la da ngay jël say garab rawatina hypertension assez essentielle bi nga xam ne nit ki dafa war a jël ay garabam de manière continue alors bëri na ay facteurs yoo xamee ne tey nit ñi ñu ngi koy utiliser wala ñu ngi koy teg loolu dafay fragiliser nit donc personne vulnérable bu nekk ku ne war ngaa xam sa bopp am na ñeneen ñi nga xamee ne tey ñu ngi ci chimiothérapie parce que xam nañ ne chimiothérapie dafay wàññi waale en même temps réponse immunitaire d'accord ñooñu ñoom ñoo war a gën a mën a protéger wu parce que aussi médicaments yi ñuy utiliser ci chimiothérapie surtout que dafa gratuit maintenant ci Sénégal war nañu mën a xoolaat bu baax. alors ñi nga wax ñi ñëpp seen organisme nan lay réagir exemple suñu demee ba coronavirus bi attaqué leen. alors ñi ma wax nii muy des personnes yoo xam ne dañu vulnérable yàlla dafay dogal seen système immunitaire am gàllankoor alors nan la système immunitaire di reye virus bi loolu defe naa moom dana yomb comprendre mais dana naqaree expliquer danaa ko jëm de. est-ce que mën nga ko faram-fàcce. waaw parce que microbe bu duggee ci biir yaram bi automatiquement dafay daal di détecter ne kii bokk fi. donc microbe boobu dafay déclencher li ñuy wax réponse immunitaire maanaam cellules yi dañuy coopérer li ñuy wax de manière assez simple pour que nit ñi mën a comprendre mooy globule blanc ñoom dañuy coopérer d'accord ci seen biir pour mën a jëli fi ki nga xamee ne moo dugg ci seen biir donc tey nit koo xamee ne am nga fragilité wu système immunitaire boobu
réaction ba nga war a am du ko am surtout que garab yi ñuy utiliser du garab boo xamee ne dafa spécifique ci virus bi mais day aider système immunitaire bi rek pour mu débarrasser wu de virus bi alors système immunitaire boobu bu demee ba benn jamono mënatul régler virus bi jaxase na ko moom ci boppam day jaxasoo loolu mooy indi forme grave yi ngay dégg loolu moo koy indi te boo xoolee bu baax forme grave yi dafay apparaître ci mag ñi sujet âgé au-delà de 60 ans mais mag ñi mooy au-delà de 60 ans juróom-benn fukki at jàpp juróom-ñaar fukki at di dem voilà lu koy expliquer mooy li ñuy wax vieillissement du système immunitaire ñu koy wax immunosénescence même ñoom suñu amul sax yenn feebar yu nekk ci ñoom daal maanaam feebar bi daal dafa nar a taxaw daf leen nar a sonal daf leen di sonal daf leen nar a sonal rawatina su fekkee ne malheureusement dañoo am yenn feebar mooy am na feebar yoo xamee ne wax dëgg yàlla bu nit ki jëmee mag si lay apparaître mooy comme li ñuy wax maladie auto-immune mooy comme cancer mooy comme tension hypertension artérielle yooyu ñoom si ñoom lañ ko gën a fekk dafay ñëw dolloku si li ñuy wax immunosénescence parce que virus bi pour yaram bi gagné ko dëgg wax dëgg yàlla il faut que système immunitaire bi am benn compétence bi parce que virus moo mel noonu. léegi ñi nga xamante ne aussi dañu am jafe-jafe ci wàllum insuffisance rénale. ñoom aussi suñu coronavirus bi su leen fekkisee seen taxawaay day doy waar. dafay doy waar parce que li problème mooy tey xam nañu ne coronavirus bi xam nañ fan lay jaaree pour dugg ci suñu biir cellule parce que virus mooy microbe boo xamee ne moom xaj na ci microbe yépp waaye benn microbe xajul ci moom dafay dugg ci bactérie dafay dugg ci virus ñoom ñëpp day dugg seen biir waaye du kenn mooy dugg ci moom donc moom buy dugg toujours dafa am bunt bu muy ubbi loolu xam nañ ko virus bi xam nañ ne tey dafay fixé wu ci li ñuy wax inhibiteur de enzyme de conversion de l'angiotensine 2 alors que angiotensine 2 boobu d'accord dafa am effet ci tension bi dafa am effet ci rein bi lay presque daanaka formé woo li koy stimuler muy rénine foofu lay jógee donc ku fi am insuffisance rénale xam nga loolu tem mu indil le problème donc ñooñu ñun ñëpp ku nekk war ngaa jéem a xam sa bopp. ak su weesoo loolu aussi dañ seetlu ni aussi ñi nga xamante ni dañ am diabète sànq junñi nga ko. ak AVC tamit. ñooñu aussi dafa mel ne feebar bi aussi du leen bàyyi. non feebar bi mënul bàyyi ñi am diabète boo xoolee bu baax même tey jii yal na yàlla xaare ko aljana seen comme on l'appelle vice-présidente bu Burkina Faso bi nga xamee ne yàlla dogal na mu ñàkk ci bakkanam dafa amoon diabète donc feebar bi yàlla dafa def suukar bu bari dafay wàññi réponse immunitaire maanaam day bloqué. kon doguma la su ma la comprendre ñi nga xamante ne exemple dañu am diabète après coronavirus ñëw fekk ci leen seen chance bariwul dafa néew. non voilà lan nga bëgg a wax exactement seen chance ñoom ñoo koy yokkal seen bopp. seen chance su survie. si yan anam. su fekkee ne jël nañu seen traitement seeti seen médecin di jël normalement seen garab te respecter seen régime parce que loolu mooy mbir mi. loolu la population. mais li ngay wax ni maanaam fekkee ni amaguñ coronavirus ma ni suñ ko amee laa wax. waaw mais. nan lay dem xam nga fagaroo mooy gën faju suñ ko amee kooku clinicien bi leen di suivre mooy déterminer mais ce qui est sûr c'est que ñi nga xamee ne am nañu diabète facteur de susceptibilité la facteur de gravité la moom laa mën a wax risque de développer une forme grave parce que wax naa leen ne sànq 5% de ñiy infecté ñoom ñooy dem forme grave. te ci 5% yooyu 1% ñoom la yàlla di dogal ñu génn ci àdduna donc loolu pour passer ci forme grave dafa am facteur yoo xamee ne tey mooy diminuer réponse immunitaire comme ni ma la ko expliqué garab yépp leen la ñuy def mooy aider nit ki feebar mu xeex ak doomu jàngoro bi mais garab boo xamee ne tey dafay rey directement doomu jàngoro bi kooku OMS joxeegu ko maanaam médicament homologué amagul donc li war mooy kenn ku nekk nga xam sa bopp mooy benn rek laa la ci dollil parce que nee nañu cancer dafa nekk facteur de susceptibilité mais tey man doomu aadama moo mën a tàllal loxoom ne awma cancer dafa xaw a difficile donc loolu mooy affaire kon yombul. non dafa yombul parce que virus bi ak ni muy duggee li ñu ñàkk a xam ci virus bi moo ëpp fuuf li ñu xam. ah bon parce que lu bees la donc au fur et à mesure que ñuy dem. mënuñu basé wu voilà mënuñu basé wu ci lii nga xamee ne tey lu dul ci li nga xamee ne tey ñi ñu jiitu jëkk a jot feebar bi moom la ñu am. donc on doit apprendre des erreurs des autres. et on apprend de l'expérience aussi des autres. alors dañuy fàttali aussi que ni recommandation yi nga xamante ne ñiy yëngu ci wàllum wér-gu-yaram. ñu ngi koy joxe dafa baax askan bi sàmmonte ak moom mais est-ce que aussi jotul suñu système alimentation. ñu xoolaat ko. Malick question bu am solo nga laaj gis nga tey nit ñi ñu ngi wax ndax virus bi dafa jóge Chine
dem Italie dafa am changement mais virus bi mën na bañ a changer am na études yu wane ne virus bi changé wul en fait population yi ñoo changé parce que soo xoolee Italie li fa génn àdduna moo ëpp fuuf li génn àdduna Chine maladie bi ni muy dawee Italie dafa gën a gaaw alors virus bi mën na bañ a changer parce que am na étude bu wane ne virus bi changé wul en fait nit ñi ak seen comportement na meloon la mel ba léegi. loolu la yenn études yu wane. waaye nag comme lu bees la dañuy continuer di ko jàng alors nit ñi ñoo changé comportement wu nit ñi changé lekk li ñuy lekk changé lekkinu nit ñi changé donc soo demee tey ba Italie ñu perte lu bëri loolu mën na nekk seen lekk te que ce qui est sûr mooy tey boo ma laajee danaa sawar tontu parce que dafa am domaine bu ñuy wax immunonutrition maanaam lan la nit ki war a lekk pour ñoŋal réponse immunitaire am protection la mais li nit ki war a lekk pour ñoŋal réponse immunitaire am suukar bu bari bokk si graisse bu bëri yàpp bu bëri bokk si et pourtant jën lu si baax la. mais yaa ngi joxe exemple ay Italie yooyu mais Sénégal fii suñu système alimentation tamit est-ce que waruñ ko saytuwaat bu baax. mais bien sûr Malick moo tax ma ne la feebar bi nutritionniste yi dañ see am place si wàllu prévention bi yow su la fekkee nga obèse parce que obésité dafa nekk facteur d'accord de risque pour développer forme grave kooku leer na sa indice de masse corporelle bi su supérieur à 40 c'est ça mais donc nit ki warta jël graisse bu bari nit ki warta jël suukar bu bari parce que loolu si wàllu immunologie dañ naan dafay bloquer signalisation cellulaire parce que cellules yi bu ñuy coopérer bu fekkee graisse dafa nekk seen diggante. da koy bloquer bien sûr que dafay bloquer. daf koy bloquer parce que cellules yi nga xamee ne tey nit ñi jàpp nañu ne ñoo gën a efficace ci réponse bi mooy lu ñuy wax ay lymphocytes T ak B malheureusement si forme grave yi lymphocytes T ak B dañoo wàññeeku loolu lu jar a kii la donc lekk bi dañ ko war a xoolaat lekk bi dañ ko war a seetaat. te li ma gën a metti mooy information yu bëri yuy daw ñu yónnee tel garab tel truc day faj tel fruit day faj te vraiment yooyu mooy li metti te yooyu yëpp daal. non bëri na yoo xam ne da nga jàpp ni dara amu si. non mais tey am na benn bu ma jot ñu ne ma banana dafay faj. waaw gis naa vidéo bi. waaw mais banana pour ki am diabète banana pour ki am tension mais loolu nit ñi xam nañu ko dafay yégal yenn tension yi donc ki am diabète mënut a am. diabète am wala mu am tension am ñu ne la banane day fekk ñoom ñëpp dañuy daal di daw jëndi banane alors que lekk yenn fruits orange citron mais même papaye bi ñu am si dëkk bi buñ ko xeeb yooyu mooy liy renforcer système immunitaire ak di jël ay vitamine A mais banane bi moom da nga jàpp ni daal vraiment ay wax yu daanu sareet la daal. waaw mais dara amu si. non banane bi moom banane bi moom da ngay xool côté li muy indi suukar fële nga xool li muy indi ay substances yu ñuy wax amine même su fekkee ne banane tey yàpp na ay vitamines yoo xamee ne dafay stimuler système immunitaire mais dañ ko war a sax xalaat ba di ko jël pour man waruñu xalaat ba di ko jël alors que y a des fruits yu ko gën y a les citrons danañ ko accepter parce que vitamine C lay indi te on sait que vitamine C vitamine A ainsi de suite dafay stimuler activer faciliter même li nga xamee ne mooy liggéeyu cellules yi ñuy protéger. alors bokk na si aussi si wàllum nekkinu doomu aadama nelaw. sànq ba ñuy waxtaan nee nga ni couvre-feu bi sax jamono gu ñu ñëwee dafa baax. day tax nit ñi di mën a teel a tëdd. mais Malick léegi relation bi lan la exactement. Malick gis nga nelaw yu doy 7-8 heures par jour dafay nettoyer yaram bi dafay noppal système immunitaire te loolu wax dëgg yàlla mooy li ñu war a def nit ñi nañu di nelaw suffisamment pour que seen système immunitaire mën a set xeex contre virus bi wala xeex ko contre bépp doomu jàngoro. te jamono ji nelaw bu doy agsi na de wala. non agsi na parce que lu ñu door couvre-feu bi à 20 heures. dana régler lu bëri ci société bi. wallaay non dana tax nit ñi teel a tëdd. te ku teel a tëdd wax dëgg yàlla di teel a yeewu mais loolu mooy société loolu mooy vraiment tax nit ñi avancer donc le sommeil amul ñu ci xii di xaala ne dafa am action ci li ñuy wax système immunitaire kooku bokk na ci. bon moom ma jàll ci yeneen yi. waaw mën nga jàll beneen bi mooy stress beneen S. mooy stress sommeil stress. gis nga stress bi nit ñi di dund jamono bi ñu topp tiit moom mënut a ñàkk parce que sooy xool télé yi information yi ñu lay jox ainsi de suite ak WhatsApp yi gars yi di jàllale message yi il faut nga tiit c'est normal waaye waruloo paniquer gis nga nit boo gëmee yàlla doo paniquer parce que panique moom mooy indi maanaam stress bi moom mooy indi tey wàññeeku système immunitaire bi
nañuy wax population yi loo xamee ne wax dëgg yàlla dana dalal seen xel. daal de temps en temps waaye nag bu ñu leen wax. bañ a installé psychose bi. non psychose bi moom war ta mën a installé wu. mais nit ku nekk nag war nga jekki nag nga ne affaire bi man maa si war a jóg. donc su fekkee ne da nga stressé d'accord loolu mooy indi tey perturbation réponse immunitaire bi te du efficace boobu tam mooy deuxième S bi donc lu si bokk la soo ma mayee ma jàll si troisième S. bismillah en tàggat yaram la wala. wallaay c'est ça. sport mais le sport mais soo xoolee confinement yi ñu décrété ci pays européens yëpp dañ leen may ne mais mën ngeen sport ba 1 kilomètre de chez vous mais lan moo tax parce que xam nañu ne sport dafay nettoyer yaram bi xam nañu ne sport dafay ñoŋal dafay jox système immunitaire bi doole te loolu lu war la loolu moom lu war la nit ki dafay jekki yëngal yaramam 30 minutes d'activité physique par jour. muy dox wala muy def ay. ki toll si dox wala dafay dox. ki toll si daw ki toll si natation dem def natation mais lu même loolu tey kenn ku nekk war nga ko saxal si sa yaram parce que da ngay yëg ne sa yaram dafay gën a oyof te su boobaa sa système immunitaire dafay gën a am doole. loolu moom mooy kii bi. alors damay dellu si waat si gannaaw ci wàllum sommeil bi gis nañ couvre-feu bi. tàmbali na kon da ngay digal askan bi ñuy teel a tëdd. mais ndax su 20h jotee génn amatul. mais couvre-feu bi li ñu ko def 20h nee naa la sànq. loolu lu am solo moo nekk noonu et dama si remercier autorités yi nga xamee ne ñoom ñoo ko def parce que lu am solo la mais malheureusement balaa ñuy adapté wu su couvre-feu bi il faut mu am ay fan mais couvre-feu boobu ñu def heure boobu dana permettre nit ñi ñu teel a ñibbi teel a reer teel a tëdd loolu moom. si sama xam-xam bu gàtt lu am solo la si wér-gu-yaram lu am solo la moo nekk noonu. alors ce point de vue par rapport ak démb couvre-feu bi gis nañ aussi ay images di wër réseaux sociaux yi. yooyu xam naa ñàkkul gis nga ko. coow li bëri na waaw coow li bëri na de. wax dëgg yàlla gis naa ko. gis naa si sax ay policiers ak ay gendarmes yoo xam ne nit ñi population yi dañ leen repousser waaye li wolof di wax nit ki soo ko gënee bëgg boppam mu yeb la te pourtant nit ñooñu bu ñu xamoon tey li leen ñii bëggal danañ dem tëddi te kenn du leen ko wax donc couvre-feu bi pour man lu jaadu la te nit ñi ñoo war a collaborer coopérer xam ne lii mooy li war gis nga feebar bi li ñuy wax yàlla ci alxuraan waxul ak lu dul borom xel yi mais gis nga feebar bi yàlla borom xel yi la ci waxal te ku nekk war nga réfléchir. borom xel yi waaw parce que. est-ce que mën ngi leeral lool. non li may leeral mooy feebar bi dafa laaj non dinaa ko wax feebar bi dafa laaj solidarité ku xam bu baax. booloo solidarité. parce que ba muy commencé Chine américains yi dañ leen doon ñaawal français yi jëli seen i nit ñëpp taxaw mais ñooñu bu ñu demoon jàppale Chine tey si mu circonscrire feebar bi wallaay du egsi fii donc solidarité la laaj feebar bi dafa laaj discipline gis nga pays yi nga xamee ne discipline dafa am ñooñu benn ñaari cas la ñu am jeex na. te discipline yi aussi bokk na si su juróom-ñetti waxtu jotee bu kenn génn. mais boobu discipline la kooku moom c'est clair. bu kilifa waxee normalement dañoo war a exécuter. bañ a tamit bàyyi rassemblement yi. mais pays yi nga xamee ne tey moom laa la wax dañoo wax ñu def ñooñu tey ñoo circonscrire maladie bi seen i cas yokkuwul lu bari mais ñi nga xamee ne tey dañ leen di tere dara ñu def loolu wala ñu gëm ne jàpp ne ñoom feebar bi du excès si ñoom. ndax gis nañ Italie aussi li fa xew. mais Italie dëkk bu doy waar la parce que lu tax mu doy waar dañ leen teree génn parfois ñun du ñu génn te en plus population bi malheureusement dafa xaw a mag par rapport à truc il y a beaucoup d'autres choses yoo xam ne tey moom la ñu expliquer lu tax Italie maladie bi yokku mag ñi gën a gaañu loolu la feebar bi donc dafa laaj discipline dafa laaj solidarité dafa laaj cohésion nationale ñëpp xàcceendoo dóorandoo loolu mooy feebar bi te boo ko gisee yàlla moo ko wàccee donc li am solo mooy yàlla dafay tester fii sunu booloo. est-ce que du loolu la président Macky Sall xam moo tax démb mu woote kilifa yu nekk ci kujje yëpp ñu ñëw wuy si ko. boo seetloo bu baax loolu yëpp dafa am solo te loolu wax dëgg yàlla idée bu rafet la ñëpp war a jàpp parce que tey kenn bu jàppul rek li ñu bëgg duñ ko am bu kenn jàppul benn nit rek sur toute une population li ñu bëgg duñ ko am parce que moom mooy passer affaire bi jaarale ko fu nekk donc virus bi dafa sew kenn gisu ko kenn xamul ku am ak ku ñàkk virus bi moom ci boppam il est tellement démocrate président yeeg ministre yeeg ñëpp ci yam
waaye ñi muy daaneel malheureusement su ma ñëwaatee ci sama domaine. mooy ñi nga xamee ne seen système immunitaire dafa am gàllankoor wala bokkul système bi ni mu war a liggéeyee am na ay lekk wala am na benn comportement wala benn en tout cas condition hygiéno-diététique yu ñuy respecté wu. loolu mooy ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yu ñuy seetaan ci ITV mën nañ woote ci 33 824 88 06 suñu amee ay laaj yu ñu laaj professeur Babacar Mbengue nekk tamit service d'immunologie bu faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. alors lay jëm ci wàllum jeunes yi xale yi. li nga yi pàcc bi nga xamante ni yow moom moo la soxal. ñoom ban wàll nañ ci am. Malick xam nga sànq wax nañ aussi mag ñi. oui am nga ay exemple yoo joxe léegi jeunes yi nag. Malick yàlla dafa def jeunes yi comme ni ñu ko décrire ci dëkk yi nga xamee ne fa la maladie bi gën a bari jeunes yi ñooy indi feebar bi ñoo koy paasante tey jii boo demee France ba ñuy wax gel hydroalcoolique yi jeunes yi daawuñu utiliser gel hydroalcoolique et d'ailleurs il a été décision bi chef de l'État jël son excellence le président de la République monsieur Macky Sall bi mu jël lu am solo la tëj classe yi tëj école yi malheureusement tëj école yi mais xale yi ngay fekk ci mbedd mi sa yaram day daw sa yaram dafay daw jeunes yi ay porteurs lañu am na ci ñoo xamee ne seen système immunitaire baax na moo tax doo xoolee bu baax jeunes yi bari yi ñu ci ñi nga xamee ne wax dëgg yàlla ñoo ci loru ñoom ñooy jël feebar bi yóbbu ko kër ga donc jeunes yi loolu war na leen ay jeunes yi itam war nañu bàyyi benn affaire il faut que ma mooy lan mooy tuxam cigarette cigarette bi ah oui Malick cigarette bi amul benn partie ci yaram bi bu muy bàyyi amul est-ce que amul benn bu muy bàyyi yow ñu ne la feebar bi fu muy jàpp mooy sa dënn bi maanaam poumon yi d'accord poumon yi lay jàpp yow cigarette bi ngay tux ci biir poumon yi la jëm yàlla dafa am lu ñuy wax ascenseur mucociliaire moo nekk ci biir di xaax di génne poussière yi ci nekk di ko génne di daw di génne affaire yi mais loolu tuxam cigarette daf koy bloqué donc jeunes yi war nañu bàyyi di tux cigarette. ok li daan ci ñëw léegi professeur am na ko nekk ci ligne bi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam na ngeen def. alhamdulilah soxna si bismillah. fan nga ñuy woowee. maa ngi leen di woowee Dakar. tur bi. waa dama koy leb. waaw bismillah bismillah. mu doon laaj dañuy wax naan ñi nga xam ne dañoo bari feebar ñooñu dañu kii daal dañu fragile ci feebar bu ñu génn. ma doon laaj comme yan feebar. yan feebar daal. waaw yan feebar. ok jërëjëf. nga xam ne waaw. merci beaucoup dégg nga soxna si lu mu laaj de sànq sax daf mel ne junjoon nañ si dara soo ko mënee aussi fàttali am na solo. yu mel noonu dama ko xëcc toujours ci domaine bi nga xamee ne mooy sama domaine. exact muy immunologie. waaw parce que foofu laa nekk spécialiste. yan feebar la actuellement ñu déterminer ne ñoom dafay indi fragilité ci nit ki bokk na ci diabète damay ñëwaat ci li ma waxoon rek mooy diabète bokk na ci nit koo xamee ne da nga diabétique da nga war a jël sa traitement. bokk na ci li nga xamee ne mooy hypertension artérielle. maanaam nit ku am tension bu yéeg kooku da ngay jël sa traitement bokk na ci ñoo xamee ne aussi dañu am cancer. gis nga ñooñu population yu ñu ay individus yu def forme grave daf leen yomb ñooñu dañ leen war a utal ay masques aussi. ñu wutalee ay masques. ah non non am na ku nekk ci ligne bi allo. allo bismillah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. man de tayar la maa ngi nuyu affaire couture la Aliou Seye laa tudd affaire couture tayar la. bismillah foo ñu woowee. dama bëgg a xam ni Louga. Louga laa. xoolal fayal télé bi déggin bi gën a mën a jàpp ni fayal télé bi. waaw Louga laa dégg. waaw bismillah. waaw parce que sa la def ni moom wax dëgg yàlla ñu yëpp ñu ngi koy ñaanal jàmm. ñaanal yi mu ànd yëpp ci jàmm ndax xale yu góor yi bare maanaam moom mu ngi comme Louga ni liggéeyatuñu caaxaan rek mooy seen liggéey maanaam mu ñuy gum dara. léegi nag comme Allah yàlla defal na ni moo jëla bi matkaay day ñaan yàlla rek xale yi mun a comprendre te mu continuer mu am suivi tout le temps même si di jàllee mu fekkee boo nga xam ni xale yi day nekk en ligne mooy la ñu nga xam ne ñu ngi jàppale ay xale yi di liggéey ñu mun a ñoom xale yooyu am confiance ci réew mi mun a jàpp ci ñuy seen métier man jàngalkat métier la sama centre am na 240 élèves
diggante xale yu góor ak xale yu jigéen. ci Louga laa dëkk village artisanal Louga mais vraiment initiative bu mu jël nii kontaan naa ci lool. daa fekkee ma nekk ci orientation xale yi tout le temps. ok jërëjëf di ñaan yàlla rek lii mu continuer mais su jëlee nii yàlla yemale feebar bi fii ci barke yonent bi. ok jërëjëf mais tout le temps. ok merci beaucoup ñu xaaraat tamit benn téléspectateur bismillah laataa ma la jox kàddu gi ñu jëlaat kii rek nekk si ligne bi allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi na ngeen def. alhamdulilah. macha allah dama bëggoon jàll ci allo. waaw dama bëggoon a jàll ci télé bi direct. waaw yaay en direct fa nga ñu woowee. Dakar. bismillah da nga bëggoon àddu si débat bi ndax tey professeur Babacar Gaye Babacar Mbengue nañu invité moom mi nekk service d'immunologie bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru bismillah. waaw man nag dama bëggoon a joxe yàlla benn message bu ndaw rek ci suñu kilifa yi réew mi ci wàllu sensibilisation bi maanaam bu wax nit ñi feebar bi fan la toll. maanaam ñu xam ne ñëpp amuñu tali ñëpp amuñu rajo ñi wàcc communication ba mu gën a féete suuf ba ñëpp mën koo dégg. parce que am na ñoo xam ne amuñu temps toog ci seetaan tali. loolu nag mooy la maanaam wut ay quelques nit ñoo xam ne dañuy jël ay papier di ko di bind di ñuy aaye ak li wattandiku yëpp su ko defee nit ñi ñëpp mën ca jot. mais loolu am na de ñu ngi def ay campagne de sensibilisation loolu yëpp tamit nguur gi mu ngi si bay waaram de. voilà te temps yëpp maa ngi jël sama xaalis di xool li nga xam ne moom la état bi wax man dama def ko copie fan di ko photocopie di ko joxe te boobu léegi di jumaa kenn koo xam ne mu ngi def li may def. moom moo tax ma wax di wax ni sax ma communication nañ ko wàcc ba mu gën a ba nit ñi. bu mu dajalee alal ju bëree bëri ba pare waxuñu ngeen lan la ñu mettre ko affaire bi du am njëriñ. du am njëriñ mooy communiquer bi jàll ba ku nekk mën a mettre ko mais bu fekkee alal yi lu mu bëri waxuñu nit ñi nan lañ ko mettoo. lu alal ji bëri affaire bi day gën di jàll rek te boobaa kon duñ jeex ak yi aussi itam ñi jëm ci ma joxe benn suur boo xam ne journée de ñaan parce que ñun ay musulman la ñu jëm jàpp benn suur boo xam ne Sénégal te journée de ñaan la loolu baax ñu boole ci lépp rek parce que Sénégal ñoo ko bokk te bu avancé ñëpp jërëjëf maa ngi leen jégg lu baax di bàyyi ligne bi ndax ñoo war a dugg jërëjëf un mot rek laataa ñuy jëlaat suñu yeneen téléspectateur waaw Malick wax bi mu wax lu am solo la effectivement parce que tey bi may génne léegi université dama jot benn message yu mel noonu la ñu war a def doyen wu faculté de médecine di demander étudiants yi nga xamee ne tey libéré nañ leen ñu dem seen koñ yi ñu dugg ci sensibilisation bi maanaam ñoom aussi ñu dóol seen loxo waaw loolu lu am solo la parce que malheureusement sénégalais yi am na ñoo xamee ne seen niveau sorewul pour ñu mën a comprendre lan mooy feebar bi donc ñooñu dañu war a servir de relais gis nga bu dekk feebar maanaam bu guerre déclaré woo kenn amul droit làqu ku làqu rek dafay nekk bàkkaar donc te lii xeex la jixaat la je pense que étudiants yooyu ak ñi nga xamee ne ñooy élèves yi dañ leen di dugal ci campagne sensibilisation boobu mu nekk lu rafet. am na solo bien que day dolloo ko tey ci li état bi dawal. am na solo am na keneen ku nekk ci ligne bi bismillah allo. salaamaaleykum. aleykum salaam. waaw man dama bëgg dugg ci émission bi. bismillah yaa ngi en direct ci ITV. donc man de damay féliciter sa invité bi. parce que bu fekkoon te ñëpp ñi ngeen di invité. nii la ñuy leerale Sénégal yëpp nañ comprendre parce que lu nekk da nga koy jox ci koo xam. parce que moom d'abord li muy wax da ko maîtriser xam ko waaye xam ni mu koy waxee. domaine yi mu war a laal yëpp da leen di laal ci mag ñi la tàmbalee wax ci mag ñi lu mu leen di faagaale ba jël gaaw Italie Italie dafa bëri màgget dañu vieilli population vieille ñëw Sénégal wax ni nga xam ne moom lañ fa war doxalee indi forme discipline parce que il faut que les gens soient disciplinés ba pare génn benn affaire bu am solo mooy mesure du président de la République effet bi mënul feeñ tey c'est pas possible mu ñu dem rek on fa dem tey ñu gis ay fruits c'est pas possible mu ngi mel ni jiwal ma so c'est mënu nekk li mu wax nii dañ ko continuer ba benn ñaareel ba si muy insiste surtout mooy xam-xam ki ko am moom day jox mu wax mais ko jël benn waaye boo xam ne daf ciy fortaatu koo xam ne kii dafa dem ba nekk faculté de rhumatologie nekk fa dafa liggéey dégg nga wolof dëkk Sénégal sol sama dool comme ñun xam li muy wax kii dafa mérité mu ñu koy jox télé yëpp mu dem ci wala ITV dafa dem ci télé yëpp fu nekk ñu may ko fa ab temps de temps d'antenne boo xam ne dafay toog jàkkaarloo Sénégal parce que li ma liggéey bu ko ñëpp déggee
je vous assure que au moins 60% attitude bi dinañ changé tout parce que xam na li ñu wax leer na trop ñëw na ba ñëw ci fumier yi parce que tuuf cigarette moom musul baax mais xool li muy faagaagale fa mu wax boobu li nga xam ne mooy nettoyer feel yi mënul génn wax dëgg yàlla ku ko déglu xam ne kenn ku ne am na loo war a bay tuuxkat bi war na changé ki doon lekk suukar su bare war na changé mag ñi war na leen a protéger nit ñi war nañ gën a discipliné déglu docteur yi franchement moom vraiment macha allah daal. jërëjëf yëpp mu leeral di am solo jërëjëf. jërëjëf ñu jëlaat keneen rek professeur allo professeur waaw ñoo ko déggoon sànq aussi yaa ngi ko doon wax maanaam cigarette bi nga ni baaxul. may ma Malick damay remercier sa auditeur bi nga xamee ne moo dugg léegi. gis nga yàlla dafa ni waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan wax mu ne nit koo xamee ne soxlay nit ñi soxalu la bokkuloo si nit ñi. est-ce que d'accord te loolu wax dëgg yàlla mooy kii commencé nañ ko nag ñun depuis Yoff jàkk yëpp lañ daan dem ba ni ñu tëjee jàkk yi ñun diggante geewee ñu jël 10 minutes 15 minutes parce que bëgguñu nit ñi yàgg si jàkk ji te xam-xam bi gën mooy bi delloo nit ki si nit ñi moo tax appelu bi may def sama étudiants yi mi may def wax dëgg yàlla population bi ñi nga xamee ne xam nañu mooy ñu sensibiliser donc rafetlu naa wax dëgg yàlla waxam te wax dëgg yàlla maa ngi koy gërëm bu baax. ok dañ ñëwaat si beneen pàcc bi allo. allo oui. bisimilah ñun lay déglu kilifa gi fooy wootee. maa ngi wootee Kër Massar. bisimilah. waaw li ma bëgg intervention moo def waa ji li éditeur bi jënd bi léegi moo wax waa ji mu ngi leeral nit ñi li ñu war a def ak li ñu war a def. est-ce que. te li ma bëgg mu dolleeku mooy comme gisuñu garab bi ba ci mais lu mel ni fruits yi comme citron yi wax noonu ñu ko gën a jël comme moom la mën a muccal. nit ñi mën a jël loolu bu ñu xëyee ñu jël loolu kese laa bëgg a wootee pro ci maa ngi koy gërëm di ko sant quoi. jërëjëf bisimilah lan ngay àddu loolu lu baax la parce que wax dëgg yàlla loolu mooy renforcer système immunitaire bi ñu wax gis nga yàlla defal nañu lu ñu mën a protéger si lu bëri dafa fekk nag suñu yaram bu tàmmul virus bi mii comme bu bees il faut nii lay demee ñi feebar mu yóbbu leen mais li ñuy renforcer mooy lekk gu jag lekk gu baax maytu diwlin yu bëri yi maytu suukar bu bëri si lekk bi d'accord gën a lekk jën du nit dafay sóobu rek di lekk yàpp dem tëdd waaye da ngay yëngal tam sa yaram waaw loolu yëpp ay kii la yoo xamee ne te c'est clair ñun xam nañu lan mooy vitamines yi baax si yaram ak yi si baaxul am na beneen exposition au soleil weeru si jant bi wax nañ ko de mais loolu dafa war a nekk du directement lay agir sur virus bi waaye vitamine D boobu dafay agir ci système immunitaire xam nga benn feebar bu ñuy wax tuberculose li système immunitaire di xeexeek moom pour rey ko vitamine D daf ci am effet daf koy yokk dafa yokk élimination tuberculose boobu donc xam nañu itam ci virus yi am na ci effet ñu jël ki nekk ci ligne bi allo asalaamaaleykum aleykum salaam ngeen def TV alhamdulilah ITV foo ñu woowee. waaw maa ngi woowee Saint-Louis. allo Saint-Louis. waaw ñu ngi ñu ngi ci jàmm bu baax. alhamdulilah bisimilah. waaw sujet bi nag dafa am lu ma ci xaaw rek tuuti rek. waaw. mais bëggoon li ma ci xalaat daal. bisimilah. ndax comme Sénégal ñun ñoo ko moom dama bëgg ku ci nekk nga xam ne loo ci bay rek mooy sa avancement mooy sa participation ci biir réew mi ndax réew mi ñun ñoo ko mën a defar surtout jeunesse su léegi. waaw ñun ñoo ko mën a defar ku ci nekk gëmal ne mission nga am. mission la tracé ba mu leer tracé bi mooy bu lor sa bopp bu lor jàmbur. wallaay ñu respecté wante. bàyyi saaga wax ju bisaare. loo wax ñu ne même sooy wax lu dëgg sax dañ la daan ay dóor la sooy def lu baax dañuy dafa lu ciy séentu ama qualifié su dañee ci nit aussi dara desatu ji. waaw su ko defee comme suñu kilifa yi ñoom aussi ñu jéem a jàpp benn jour xaw ma kañ lay doon boo xamante ne Sénégal yëpp ciy bàyyi xel rajo yi waxandoo ko télé yi dafa ndoo ko ñu toog xool nu ñuy nasaatee dëkk bi dëkk kenn gënuñu am Sénégal kenn gënu ko. jërëjëf waaw loolu daal ñu bàyyi ci xel qualité yooyu noonu ñu bàyyi ci xel ndax lii nii doon na loo xamante ne yàqu-yàqu ak lay jur am plus génn ak militaire yi ne ci dëkk bi pour li président joxe ordre nañu def ko jërëjëf mais da ngay gis ñoonte dañuy taxaw gis naa ko démb ñoonte dañuy taxaw di kokkali policier suñu jaaree fii nga yóndu wala taxaw
yoontu di daw ak yooyu noonu dafa jaaw. dëgg la gis naa ko ba fu ñu nekk nii ay boy ñu ci arrêté te mënoon na ñàkk waxoon nañ ko kilifa yëpp génn toog wax ko mais il faut respecter. merci beaucoup jërëjëf leer na waaw yooyu ñu bàyyi ci xel quoi. incha allah jërëjëf am na keneen ku jërëjëf li nekk ngeen si di wax ni am na solo trop fi ngeen ko jàpp baax na macha allah. jërëjëf merci beaucoup am na keneen ku nekk si ligne bi 33 824 88 06 allo 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 professeur allo am na ku nekk si ligne ñu jël ko ba pare allo professeur sànq yaa ngi doon wax aussi mbirum. allo allo. waaw sama sëriñ ñoo def. alhamdulilah bisimilah. maa ngi ci jàmm. foo ñu woowee alhamdulilah. maa ngi yëmbal. an waa yëmbal bisimilah yow nañu déglu. alhamdulilah. waaw man de seen émission bi laa doon seetaan nii. waaw yaa ngi en direct. waaw li gars yi wax noonu man leen dong laa ci ñaax. citoyen yi dañoo war a respecter homme de loi yi. ñu ne ñoom ñoo bokk ndey ak baay. ñoom bañuñu ñu. maanaam président bi su tegee ay matuwaay yooyu mu teg pour suñu njëriñ la. ndax tey jii man mii borom kër laa su ma feebaree ñëw sama kër wàll sama njaboot. kon ñun ñoo war a respecter premièrement lu président bi wax xam ne du njëriñam suñu. jërëjëf te professeur boobu tamit lu mu wax tamit rafet na trop ñoo ngi siy sant di si gërëm. jërëjëf. jërëjëf professeur daf mel na daañu ñëwaat aussi si ligne bi sànq aussi ñu àggali ko yaa doon wax mbirum tux. effet yu muy def Malick bu dul effet yu muy def sax. gis nga dañ jeunes yi si boppam dañuy def li ñuy wax tuxal ma mooy man ñu nekk ñu ñaar ma am benn cigarette kese ma commencé nga jeexal ko gis nga loolu parce que ñëpp xam nañ ne tey virus bi mu ngi si tiflit yi mu ngi si xaax ni donc mu ngi si salive bi loolu bokk na si li nga xamee ne dafay tas maladie bi te tey li wane ne tey tux am na si effet parce que soo xoolee bu baax li tax tubaab yi gën si daanu italien yeeg yooyu parce que jàpp nañ ne seen niveau seen ña fay tux dafa bari proportion bii tux nit ñi tux donc si fekk dafay fekk seen système seen dënn xaw a faible donc tux bi rawatina dëkk boo xamee ne cigarette bi ngay tux tey muy Marlboro bu subaa beneen ngay tux parce que fii bari na ñoo xamee ne dañuy jaxase affaire yi donc jaxase boobu ñuy si jaxase si affaire yi bii tey bu subaa bële ginnaaw suba bële loolu dafay fragiliser sa système de protection tux moom defe naa ñëpp war nañ si profité fi mu ne nii ku ko doon def nga bàyyi parce que mooy loolu. sànq aussi am na allo dafa mel am na ku nekk si ligne bi allo allo. allo oui. oui soxna si bismillah. waaw dama bëggoon participer ci émission bi. foo ñu woowee. ma biir Dakar. bismillah. ayca. yow nañu déglu. man li may wax mooy professeur maa ngi koy encouragé bu baax a baax. bu lay dégg. waaw na ngeen def. wala soo ma wala fayal télé bi fayal télé bi. waaw fayal télé bi. man li ma wala nga wàññi son bi li may wax mooy encouragé professeur. parce que lii dafa am importance. xoolal soo mënee wàññi son bi. allo. waaw allo. waaw ñu lay dégg li may wax mooy. comme que fi mu nekk nii ñu ngi ci wàllu lu ñu war a lekk ak yooyu lu ñu war a mais humidité bi. pourquoi pas service d'hygiène bi ma gis ñoom nga xamante ne bi ay tëngeej di désinfecté foofu te léegi nit ñi ñi ngi nekk ci biir dëkk bi di dox te xamuñu virus bi fan lay jóge ak naka lay jaar ak nu muy def mais pourquoi pas mënuñoo jox doole waa service d'hygiène ñu puudar dëkk bi yëpp ci jël kii bi naka la tudd ci d'urgence bi bu ñu yëpp ñibbee ñu ci am chance su ci dëkk bi yëpp puudar dëkk bi yëpp désinfecté ko bu ko désinfecté ay week-end yooyu ñu dugg ci biir kër yi quartier par quartier dina yombalal docteurs yi aussi ñoom tam seen liggéey tamit xel du kii parce que ñun normalement dañu waroon a déglu ñun suñuy kii suñuy xalaat am na solo yaa ngi xeex ak koo xamante ne bi yow xamuloo ko nga tëj porte yeeg palanteer yi
mais jaww ji nga xamante ne bii foofu la nga xamante dafa leen noyyi yeeg yëpp di dugg mais ñoo dañu war service d'hygiène a ngi fii loolu temps yu yàgg ya sax dañ ko daan def mais léegi yàlla def na virus dugg na fi te am na infection yu bari yu nga xam ne nit ñaa ngi koy de tort et à travers mais pourquoi pas mënuñoo dooleel service d'hygiène mu profité ci couvre-feu bi mu di poudre dëkk bi ba nga xamante ni bii bu ñu ngi xëyatee nar a dem liggéey dina fekk propriété bi yépp nekk ci jaww ji nit ñi noyyi bu baax faat seen kër loolu day yombalal docteurs yi nga xamante ne bii wala professeurs yi nga xam ne ñu ngi liggéey wala ñu ngi def seen liggéey mu yombalal leen ko. wax gi leer na am na solo. jërë ngeen jëf waaye loolu rek laa amoon ci li may wax merci beaucoup. jërëjëf waaw. Malick li mu wax lu am solo la surtout virus boo xamee ne te xam naa ne ministère mu ngi si. virus boo xamee ne dañu ne dafa am tendance su tegu si suuf. dàll yi di ko dëgg ku nekk nag boo génnee dëgg dem sa kër sa dàll yaa ngi koy sumee sa biir néeg moo tax dafa rafet dafa baax dafa wóor lu ñu war a def mooy ñu teg si buntu kër yi wala ñu teg si buntu appartement bi benn serpillière boo xamee ne dañ ko daal di trempé si eau de javel ku ñëw nettoyé fa say dàll bàyyi ko fa parce que virus bi mën nga nettoyé mbedd yi comme ni chinois yi doon def ñoom ñëpp gis nañ ko mais nettoyé biir kër yi dafay nekk problème li mu wax dëgg la aéré dafa am solo nga xëy ubbi palanteer yi bàyyi air bi muy jàll fu soleil bi mën a dugg loolu dafay tax microbe yi du ñu am doole. mais soo tëjee lépp moom. mais tëj ràpp moom dafa mel ne da ngay xëcc microbe bi da nga koy encouragé daal. te xam naa ne ñi si war a wax danañ si wax. mais xam naa ne li mu wóor mooy tëj ràpp air bi du jàll da ngay encouragé microbe bi bien sûr. donc loolu wax dëgg yàlla li mu wax ni lu am solo la. te xam naa ne aussi autorité ministère yi. maa ngi leen di félicité ñu ngi si. ok ñu xaaraat tamit benn téléspectateur si ligne bi 33 824 88 06 allo allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi nag. alhamdulilah. ministre de la santé n'est-ce pas. allo. foofu ministre de la santé la wala. yaa ngi en direct si ITV émission kennu askan wi. ITV. waaw. da nga bëggoon participer si débat bi. waaw dama bëgg a participer waaw. bismillah yaa ngi en direct. ma wax. yow rek nañuy déglu yaa ngi en direct. salaamaaleykum. aleykum salaam. waaw maa ngi leen di. xam nga man dama bëgg a participer ci émission bi. damay participer ci émission bi. allo allo léegi nag waaw. yow rek nañuy déglu. waaw li ma bëgg a wax ci émission bi mooy. maanaam l'essentiel ni ñuy accueillir malade yi. am na ñuy jóge Europe ñëw fii nekk fii ci Sénégal mais bëgguñu woote pour nañ leen jël ci parce que buñ leen jël fii dañuy jël ay ambulance weer bi ak fii boo léegi yëpp la ci ambulance mbokk yëpp di la xool kooku seexantu yow père de famille da ngay mujj sax dem xam ne yow da ngay isolé wu fa sa bopp pour bañ a wàll sa njaboot pour ku la bëggee jël fii bon boo wootee ñu ne léegi da ngay woote ñuy jël ci la léegi nag yow boo wootee ñu jël ci la ci quartier bi nga dëkk say doom say jabar yëpp a ngi yëpp la ci ambulance weeree la rek dem dëkkandoo yëpp la kii est-ce que du dee waxtu yooyu xam nga yooyu dafa àndul ak sutura te Sénégal sutura maanaam léegi bu fekkoon ne def nañ ko privé foo xam ne yow mën nga génn nga ne boor ñu woote comme lu mel ni ay feneen foofu ñu ñëw fekk la foofu ci sutura yëpp la yóbbu kenn du ci xam dara mais l'essentiel ñoom da ngay woote après ñu ñëw jël si la ak yow yëpp la yóbbu te et puis li ma ci wax mooy maladie chronique yi sax fu mel nii mën nañu dee te maanaam feebar bi du leen rek parce que léegi docteur yi ragal loo xam ne yow booy def jali wala nga suukar monto ngay diabétique boo demee dañ lay xoole bët boo xam ne tamit kii est-ce que ay mbiram wóor c'est ça léegi nag feebar yooyu chronique yooyu nga xam ne war nga dem faji nga ñëw di faji ci docteur bi mu naan la est-ce que kii wóor la yow ni ñu lay xoole rek da nga xam ne ñii a ragalee xel te léegi nag feebar yooyu d'abord dafay rey c'est ça le problème. jërëjëf amoon li ma ciy par ok merci beaucoup message bi leer na professeur un mot. waaw stigmatisation bi defe naa suñu maître yi wax nañu ko professeur Seydi wax na ko
su fekkee ne nit dafa am feebar bi le fait que nit ñi di daw famille am loolu dafay tax nit ñi nga xamee ne jóge nañu bitim réew dañuy nubu te loolu warul nit boo jógee bitim réew dama ci sama xalaat bu gàtt soo déggee li diine wax def nga erreur ñëw ba pare li war mooy yow yaay jubal directement boo egsee da nga waroo dem sa kër parce que loolooy tax nga protéger sa kër yow yaa waroon a jubal da nga war dem ñu seetu yow yaa war a jubal directement ci quarantaine parce que feebar bi nit ki mën na ko am ba muy génn aéroport xam nga fekk far yi mutul 6 heures de temps feeñagul da ngay dem quarantaine pour protéger sa famille da ngay protéger sa famille parce que bés bu laalee sa doom wala bés bu laalee sa soxna wala bés bu laalee sa yaay wala mu laal sa mbokk bu boobaa di nga ci am gàcc donc kooku balaa muy àgg këram la waroon a dem d'accord jubal directement fu ñuy defee quarantaine kenn ku nekk war nga ko mën a def nga dëkk fii nga bañ fi dëkk yooyu yëpp il faut nga def ko loolu la ñu waroon def mais boo demee ba nga xamee ne feebar bi déclenché wu na kay nga woote kay mais dafa am condition yu ñu la mën a jël see loolu moom ala kulli haal noonu lay demee dafa am condition yoo xamee ne noonu lañ day jël see kër ga parce que sinon bu dul loolu ñi lay jël see di nga leen wàll ainsi de suite c'est que kay sénégalais yi ñoom ñoo war a comprendre que ne feebar bi jombul kenn te kër gu ne mën na fa dugg nag. te kër gu ne mën na fa moom voilà kër gu ne mën na fa dugg nga xam ne yàlla moo dogal. nga kii c'est pas parce que xam nga. nit ki am na ko rek voilà famille am bépp dañ leen di isolé. exact ñu jël ku nekk ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. aleykum salaam. sëñ bi ngeen def. alhamdulilah soo mënee wàññi télé bi nekk sa wet. waaw wàññi nañ ko yéen ci jàmm. alhamdulilah. dinañ sant yàlla bu baax di leen ñaanal jàmm yéen ñooñu fi nekk. amin amin ñu bokk. professeur ñu mel noonu la ñuy déglu. suñu Sénégal nag waroon jógee ci bi ñu xam si suñu bopp. ñoo ngi ñaan yàlla nag yàlla bu ñu dégg ci benn cas képp ku mu dal ci àddina bi yàlla na fi jógee. amiin amin amin bu ko defee ñun Sénégal war nañ ci jàngat cet mu xam ni cet dafa baax. war nañ ci jàng maandu ndax dañ ne ku dul toog sa kër. kon maandu dafa bokk ci jaamu yàlla. wallaay. bu ñu jógee war na suñu xel ci yàlla te jaamu yàlla. te bàyyi tuur ndox ci mbedd mi. bàyyi tuur mbal ci kër jàmbur bu àggul. dañu góorgóorlu te déglu docteur yi déglu lu état bi di wax. ñu topp leen ci te toog jàpp suñu bopp mu jóge fii. bis bu nu mànkoo nekk sa kër. yàlla mën na dignal li feebar bi léegi mu jóge fi. kàttu yàlla. waaw. am na solo nanu réglé rek. dara jàngul dara mettiwul nanu réglé rek yàlla dana dimbali léegi mu jóge fi. waaw nanu déglu daal ñi war a wax nanu wax nag ñu leen di déglu ñi war a déglu ñu toog déglu. jërëjëf. loolu rek laay ci dénk Sénégal. jërëjëf ñu lay gërëm baax di sant. yàlla leen yàlla jàppale ci émission bi ak seen liggéey. amin amin ñu bokk merci beaucoup. professeur ñu jëlaat keneen très rapidement rek ndax lu ñu dese ci ay minutes bëriwul ñeenti simili moo ñu dese bismillah allo. allo. bismillah. allo. allo waaw ñu lay déglu. waaw sëñ bi na nga def. alhamdulilah. bon dama bëggoon tudd wax rek ci concernant Covid 2019 bi. waaw bismillah ci ban fànn nga bëggoon wax. Bon, parce qu'il y a beaucoup d'intox dans les réseaux, il y a beaucoup de messages, de fake news. Bon, il y a beaucoup aussi d'informations négatives. Et yoyu mën créer benn psychose ci population bi. Te sax information am na muy demee mën créer sax système immunitaire bu déficient. Et nit ki mën dem ba vulnérable par rapport aux maladies. Donc nañu mën daal information négative yi ni véhiculer ci réseau yi ay image d'or ay image nit ñu dee chaque fois les mêmes informations tant de mort ci deen fii italien non ne nit ñi def ndànk information yi parce que yooyu mën a dem ba installer psychose pour population bi. Donc daal vraiment loolu laa moom may waxtu aussi peut Sénégal am na leen war a discuter que corona ci Covid 2019 bi quoi. dañ xool yeneen thème yeneen kii. Avec à chaque fois télé, à chaque fois qu'on se répète, qu'on dise Covid 2019, qui donne fille, maladie, fake news, etc. quoi. jërëjëf. waaw wala boobu laa bëgg intervenir. merci beaucoup professeur. damay tàmbalee fi mu jeexalee mooy leer na ne psychose bi dafay wàññi système immunitaire efficacité am moo tax nit ñi nañu gëm yàlla parce que nit bu gëmee yàlla du paniquer nit bu gëmee yàlla xam ne ku nekk jàpp ne di nga si génn soo defee li nga war a def. bu feebar bi jaarul ci yow boo servirul trait d'union maladie bi di nga ci génn kooku moom il faut que nit ñi xam loolu
il a raison psychose bi dafay jékki-jékki di féexal nit ñi sax. féexal nit ñi waaw lu am solo la mais lu am solo la si système immunitaire bi waaye ku nekk na nga xam ne nag am na. ba pare ngay jël si ay matukaay. waaw parce que nee nañu xel bu noppee ñaaw noppee jëriñ boroom. loolu truc nit da ngay jékki-jékki ñaawal sa njort ne si kii su ma ko joxee sama loxo wala bokk su ma téyee poignée bi tijji danaa am kii bi moo tax ku ne da nga war a am say jël say ay matuwaay li ñuy wax jël say précautions individuelles de manière individuelle. te lii bokk na si. mais si la bokk gel bi si la bokk. moo tax nga koy doxantoo nii. raxas savon si la bokk boo xoolee bu baax laalu ma sa micro ba léegi. très bien. je ne veux pas toucher. parce que xam naa ni dafay jaar. am na solo man bu may wax damay positionné mën na tegu sa micro mën na tegu samay loxo. donc loolu yëpp ku nekk jël sa ay matuwaay. set ki wax sànq wax na ko set dafa am solo te ñu bàyyi message yu bëri yu ñuy jàllale si WhatsApp bi. réseau tel ñu dugal benn boo xamee ne day tiital nit ñi ainsi de suite wax na dëgg loolu dafay tax nit ñi di gën a paniquer di gën a stressé di wàññi seen système de protection. moo tax teel a tëdd baax. moo tax teel a tëdd baax. alors ban message ngay jox suñu mbokk téléspectateurs yi ñuy jeexal ndax waxtu bi daanaka jeex na. message bi may mujjee rek mooy d'abord di leen sant ñoom ñëpp di leen xamal ni wax dëgg yàlla lii yàlla moo ko wàccee si nattu yàlla yi la bokk yàlla nag dafa ne su yee amee ñëpp war a nekk benn discipline bi nekk fi. àndandoo xàcceendoo dóorandoo comme solidarité bi. mais solidarité bi bu fi feeñul rek musiba am discipline bi su fi feeñul musiba am ñun ñëpp ñu respecté li nga xamee ne moom la ñu digal man mii maa si bokk naa si d'accord li nga xam ne dama ko war a respecté amul kenn ku ko war a bàyyi ñu téye xale yi kër ga parce que ñoom ñooy jëli ñoom ñooy indi. c'est vrai école jàngul mais war nañ toog kër ga. mais xale yi ñooy jëli ñooy indi man su dee sama doom yi dañ may pàpp lundi ba léegi génn ñu kër gi ma ne kon génn goo leen duñu génn ñooy jëli indil mag ñi feebar sonn si donc nañu respecté loolu te kër gu nekk war nañ fa mën a teg benn soo si buntu kër bi ak eau de javel ku la dugg raxasu booy génn nga raxasu ku dem si boutique bi yéegaat si kër gi ñëw da ngay raxasu. am na solo même fii sax suñu. te kenn makkaan bi am na fi. sooy ñëw da ngay raxasu mais kenn wóot a laal sa kanam parce que microbe bi fi muy duggee mooy bët mooy bakken mooy gémmiñ presque ak noonu bul laal sa kanam. professeur Babacar Mbengue maa lay gërëm bu baax di la sant nga nekk ci service d'immunologie bu faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñu doon waxtaanee tamit lépp ju jëm ci wàllum coronavirus mbokk téléspectateurs yi ñu leen di gërëm bu baax di leen sant ba suba incha allah juróomi waxtu fii ci ITV.